mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen wax di leen ndokkeel ci li nga xam ne mooy émission bi nga xam ne mooy arène sénégalaise ñu door ko tey nag mag El Hadji Malick Thiandoum fas yéene ñëw nag tënkal leen lépp lu ci làmb moo tax ma ne dañ leen di ndokkeel ci émission bu bees bi nga xam ne mooy arène sénégalaise ITV indil leen ko ñu fas yéene ànd ak yéen saison 2019 jàpp 2020 kon nag man du ma ci sori damay léemu rek ndax nee naa El Hadji Malick dama lay accompagner ci émission bi man damay nekk ci garde bi parce que lu ci bari ci lañ koy leeral te am na loo xam ne lii soo ko seq nit te mu xam fi muy jaar ak yow lu bari day gën a leer te incha allahu rabbi ci niñ leen ko diggee dinañ ñëw ci lépp làmb ànd ceeg yéen moo tax ñu ngi leen di ñaanal yàlla doolu ñu jàmm doolu ñu sutura doolu ko ci réew mi El Hadji Malick asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadji Ngagne ma am mbégte lool feggoo ak yow ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne jëggaani wuñu ko fenn muy làmb di suñu aada di suñu cosaan mu nekk numéro bu njëkk fii ci ITV ndaxte suñu mbokku téléspectateurs yi dañ doon laaj kañ la ñuy door. waaw bu yaboo nag ñu wax leen ni mbir mi door na tey. door na tey émission tey bi nag léemaay lay doon nuyoo lay doon pour won leen ni rek ITV fas na yéene gunge leen ci wàllu làmb. xam nga nag mbir boo cay soobu El Hadji Ngagne. waaw faaw nga léemu. moo tax nag yow ku la xam ni juróom-ñaari pénc ndakaaru yi fu ne dem nga fa. bu ko defee ñu mën a door ci bisimilahi rahmaani rahim te képp ku fi ñëwit nga xam ni ñun ñii fi nekk waajal nañu suñu bopp ndaxte El Hadji Ngagne dañuy wax ni bisimilahi rahmaani rahim. cumukaay yaa ngi. ci cumukaay la nga dooree. bisimilahi kuf rahmaani kuf rahimi kuf lu yàlla ñag mu ñagu. yàlla nañu yàlla ñagal suñu émission bi. amiin yaa rabbal émission bi nag mbër yi dinañ fi ñëw. waaw promoteurs yi dinañ fi ñëw. amateurs yi dinañ fi ñëw. émission waa Ahlou Lamb la. te ku ñëw di nga laal ci ku fi ñëw it déet da ñuy fekk ñun ñu ñàkk suñu bopp ba pare. waaye di nga ci laalaale. ndax bii maa ngi ko jëlee. ca tundu ngaay. ngaay nga ko jëlee. diggante ngaay. waaw ak fi nga xam ne moo di Pirgure yi. waaw jaar fi nga xam ne moo di Cëng ak Mbaylaar. Kër Madiop jëm ak Ñaaxeen. fu ne dem naa fa. wut fa yu nga xamante ni nii ku fi ñëw daal bu yeboo ñu ne la bisimilah yi ñoo ngi door. waaye bu kenn dal ci suñu ko. jërëjëf El Hadji Malick lii mu def dafa bokk ci cosaanu làmb lii ay xar baax la ci làmb fii mu ubbee mooy wane ne làmb léppam cosaan la muy lii nga xam ne moom la yëngal léegi yëngal ko wax fi mu ko jëlee waaye bu ñëwee Cap-Vert man ma jaar fii ci géej gi jaar Soumbédioune jaar ginnaaw Cassation jaar Kusum jaar teeru Baye Sogui làmb foofu ñëw ba nga xam ne fii nga xam ne fi la ndëg daawur nekk xam nga kon day dal di matale ndax ndakaaru la woon fa woon lañ koy doxale ci làmb comme ni ma la ko waxee woon waaye xam nga El Hadji Malick dañuy sant yàlla bu baax di julli Seydina Muhammad fas yéene ñëw nag indi sunu beneen touche ci làmb ji ndax coowal làmb ji bari na làmb ji day sooxe ñi naan sooxewul fii la toll lépp danañ ko leeral comme nañ ko daan defee ci kàttanu yàlla dafa am loo xam ne nag ci la ñu toll mooy làmb ji day doogu tijji waaye nag bi muy toogu tijji yàlla dafa dogal ñu am naxar loo xam ne dafa ubbi làmb ñu ñàkk ci ku mag koo xam ne kii symbole la ci làmb foo ko seen doone fu mu jëm làmb ja la jëm muy ndaanaan lu mag di Doudou Yaye Katy El Hadji Malick Doudou Yaye Katy ñun ñii di la wax dañu xëy rek gis ko ci mbappat yi fu mu masaan di way bu ñu déggee coow li mu yuuxu nay xam ne Doudou Yaye Katy fee la nekkoon ca kasak ba ci mbappat ba ci arène mu daan ànd ak mag ñi fi nekkoon Doudou Yaye Katy xëy ci fii làmb toll mu te xol bi mu gëyee ci làmb ji matul 2 semaines bi muy ñëw dafa mel ni koy tàggoo ndax Doudou Yaye Katy nee naa leen ñi ko xam bariwul làqu na ba dem mel na ni mu mel
làqoo ko ba xëy dem dëgg la Alaaji. ndax ñun ñii mu doon waxal waxi secret xam nañ li mu daan wax kon seen ko rek taxawuloon nga xam ko mën nga nekk ak moom sax am loo xa des ci moom waaye bu bëggee nga xam ko dina am lu mu la xamal ci boppam. El Hadj Malick. dëgg la Alaaji Ngagne mu nekk tiis bu metti bu dal ci axlu làmb njëkkewul sax ci duudu yaakat yi ndax xam nga jamono yee ñu génn Pape Dia Papa Dia di magu ci Bombardier nekk yi tamit manager am nekkoon ku yàlla baaxal moom tamit dëddu na fi gri bu Malika bërki Dembo Njaay di xale bu nga xam ne daanaka mi ngi soog a luqiku ci làmb moom i tamit naka noonu ñu jóge ci loolu daal di ñàkk duudu yaakat yi bërki Dembo Njaay ak xale lamsaar bi. ak xale lamsaar bi mu ngo mu nekk perte bu mag ci làmb ndax duudu ni ma koy waxee rek dafa nekkoon un homme multidimensionnel dama wax ne ak lu làmb ñàkk na mais le monde des arts ñoom ñoo ñàkk ndax duudu foo ko kupp mu fay la yaa ngi koy wax léegi mbapat balaa mbapat sax ñi nga xam ne dañu yor mbubb mu gudd muy njulli yi daan na leen woyal kasak duudu ci musique traditionnelle duudu ci musique moderne mais duudu ci biir làmb saa yu yuuxoo yaram yépp daw kon kooku nga xam ne tey moom moo fi dëddu yàlla nag lu mu def sañu laa naqari dama dégg sëñ Abdou Karim Mbàkke mu ne yàlla waaw bu defee waaw sañoo koo naqarlu waaye mitit mën na laa dal ndaxte doomu aadama nga te dangaa am xol kon nag duudu jóge gi mu fi jóge ci suñu xol mitti na waaye duñ ko naqarlu ndax yàlla suñu borom mooy def lu ko soob ci doomu aadama kullu nafsin sayhatil mawti ñépp dañ fiy jóge yàlla na nga am ku la taxawu bésu àjjuma la fi jóge di bés bu rafet ñu jébbal ko yàlla suñu borom ci bés bu nga xamante ni la fa teewoon ñëpp dañ ni ndakete duudu am na nit ñi ñëpp kon am na témoignage bu nga xam ne recueillir nga ko moom la ñuy daal di xool ci kenn ku nga xam ne moog duudu ci ngóor si waaw ba góor gi waaw ba peer ñoom ñoo ànd kooku moom moo ko xam ànd nañu bokk nañu jotaay bokk nañu lu nekk secret bu nekk partagé nañ ko kooku mooy Hippo Ngary moom def na témoignage ak Alaaji Ngagne ñu seetaan ko dellu soit ci plateau laaw dina xëy bés dikkale ñoo laaw dina xëy bés. Sénégalais sénégalaise man Alaaji Hippo Ngary maa ngi jàkkaarloo ak yéen fii ci télé ITV témoigné ci ki nga xam ne moo fi jóge bërki démb di Doudou Seck Salif Mbaye né en 1952 un Sénégambien sa mère sénégalaise son père gambien yàqu ci dara nag mu am double nationalité ay doomu baayam ña nga ca Gambie papaam yàlla jële ko ci àdduna bu yàggul yàlla ñu ngi la koy ñaanal moom it yàlla yërëm ko artiste mbiru sunu borom la bi ko pikiiru aar biy dugg boobu xale la waaye daf ko donn fu mu ko jële ñu ca yaayam ja Ndey Kati Seck bu mu sànne haa ñëppay daanu du Seck nekk xale mënoon jàng nag école mais aar bi mu ko duggee nag ci la féete ci la dugg nag ci aar bi nag jaar ay Miami yooyu yëpp Youssou Ndour xam na li ma koy wax Doudou nekkoon nit ku baax way moom kenn du waxatu ko sax parce que wax naa artiste du dee waa ji ne ma lu tax ma ne ko yim fii bàyyi moo tax bàyyi na ko fi kenn dëkku fi Doudou nag nekkoon nit koo xam ne polyvalent la bëgg yaayam nag bëgg yaayam lu mu am yaayam aussi yàlla na ko yàlla yërëm du Seck xolam ñi ko yor bariwul ñi ko yor bariwul de ndaxte dañ dem di ko jullee élimaan bi ne ndax xam ngeen kii ñu ne waay déedéet waay mu ne kii day lim fi dëkk yëpp saa yuy tëdd balaa moo tëdd jox ma sama dépense ma ne est-ce que kii day marqué na benn point foofu du Seck doomam taawam xaadim la ko tuddee xaadimu rasulullahi ñaari doomam yi góor yi ku ci ne
Mouhamed la tuddee bëggoon njaboot di daw njaboot du sekk mooy woy bu demee da koy saam partagé ko bu bëccëgee mu togg la ay añ woo ñi nga xam ne añuñu néew gi doole yi mu jox leen ko ku mel noonu nag dafa jafe man daal li ma ko xamal mooy baax bëgg njaboot bëgg nit di bëggal nit. yàlla mooy jox jàmm bi mooy xañ jàmm bi mooy borom sañ-sañ bee pour yàlla yaanu moom. yàlla mooy borom sañ-sañ mooy def lu ko neex ci jaam bi Doudou dëddu na waaye mel na ni li nga xam ni Hippo Ngary wax na ko mooy di ni c'est un immortel. Immortel bu ñu koy wax ci nit mooy sa dund nga def ci œuvre bu nga xam ni génération ak génération dinañu mën a dugg gis ni yow mii bàyyi nga lii fii. tey Doudou ñu bëri Doudou yaakati lañ ko xamee. mais mi ngi tudd Alioune Badara Mbaye. mi ngi juddu également le 4 octobre 1954. nekkoon ku nga xam ni dafa am ñaari nationalité ndax Doudou Sénégal ak Gambie ñoo ko séddoo mu nekk un Sénégambien donc tey buñ doon wax ci moom mën nañ ci def émission ñun. ndaxte Doudou ci boppam rek sa vie son œuvre loolu yëpp mën nañ ci def émission. mais daal li wér te wóor mooy monde artistique ñàkk na waaye axlu làmb ñàkk nañu ku nga xam ne néew ma dootuñu ko am waaye dootul gaaw. El Hadj Malick booy xool léegi témoignage bi nga xam ne kii def na ko Hippo Ngary dégg nga nee na ilimaan ji nee na ba mu dëkk Doudou du tudd mukk te jox ko dépassam loolu leneen la moom laa leen wax Doudou làqu na ba dem mel na ni làqu na ni mu meloon làqoo na ko ba dem waaye la ca biiram xol bu yaatu ba xol bu rafet ba nga xam ne vraiment muy koo xam ne kii ñépp ko ëmbaloon jàmm ak jaar-jaaram yépp gis nga yàlla jël ko ci moment bi waaye li nga wax rek ku lu def ci saayihatil mawti di yeesal sunu njaal ci Bombardier ak xale yi làmb yi nga xam ne fan yi nattu dal na leen kon yàlla na yàlla gën a yéexal mu gën a soriya ko mënul ñàkk waaw dee mënul ñàkk ñëppay tàggoo ndey ak baay xarit ak morom bi jëkkër ak jabar ñëppay tàggoo yàlla moo bind àdduna pour ñu tàggoo Malick te ñëppay tàggoo boo xëyul rek yaa ngi gont boo xëyul rek yaa ngi gont bés boobu booy xool ñun ñi ngi xëy man maa ngi xëy dem ci armeer yi ndax soxna Alaaji Rawaan Mbay mi nga xam imam islamologue di soxnaam di suma bàjjan bokk suma baay benn baay maa ngi xëy yóbbu ko bi may génn lañ may wax ne dut sekk ndekete mooy gontu ñëw boo xëyul rek gontu nga loolu la yàlla dogal mbokk yi yéen a ngi seetaan ITV ci li nga xam ne mooy arène sénégalaise nag dafa matale moo tax tur bi ñëw wuyu ko dañuy dem nag ci élément bi nga xam ne tey am nañ ko ci tàkkusaan gi coow la bari woon na Ama Baldé Modou Lo wax ji bari woon na waaye Alaaji Malick attention Luc Nicolaï defati na lu rëy a rëy làmb bu nekkoon ci agonie ni ma ko Balla Beye waxee woon ci rajo bi yaakaar naa ni Luc Nicolaï roof na ko loxo pour yëkkati ko def na lu rëy bu làmb ruuwu làmb bëggoon rot Luc Nicolaï delloo na ci ruuwu làmb ca ruuwam pour mu dundaat kon combat bi waxuma la ku mu mën a doon war nga cee mën a jàpp pour ñu delloowaat làmb la mu amoon ci autorité pour ñu delloowaat làmb popularité am delloowaat làmb ci valeur commerciale yi mu amoon def naa ci làmb ji war nañ koo mën a def Alaaji Malick dëgg la Alaaji Ngagne boobaak léegi coow li bari na dina am ak du am ama nangu naag nanguwul fay nañ ko lu nga xam ni jaralu ko coow li bari woon na waaye xam nga ni dañuy faral di wax ni boo nee tekk won la yoon te Luc Nicolaï dafa nekk ku nga xam ni pratiquement du waxantu te bu xësee ba ni nangam la da koy def ba mu sotti soog cee wax moo tax fan yi yëpp dama koy woo munuma Alaaji Malick yaag Alaaji Ngagne lépp lu may def bu dee lu sotti la di ngeen ko yëg bu leen xool ci journal bu leen xool ci internet pour juger ma dee leen ma juger ci samay acte
bu dee dara am na di ngeen ko yëg ndax yéen suma ay nit ngeen donc tey bi mu demee ba mu wóor ko ni mbir am na daf la woo ma ni ñu nañu joxante rendez-vous fi nga xam ni mooy kër maître Cissé pour parapher benn contrat xamuñu woon sax ñan la fay dajeel mais xam nga lig mbiram yépp noonu la waaw da ngay ñëw ba yem ca rek soo nga xam lu muy def alors li wér te wóor moo di ne Ama Baldé moom ci boppam tey ak ay représentant ak représentant Luc Nicolaï and Co tase nañu waxtaan nañu am na lu fa jib kon li wér te wóor moo di Ama Baldé jot na avance nan la jote avance ci loxoy kan la jaar Alaaji Ngañ demoon na fa pour teewe ndaxte nettali loo fekkee te loo gisi tamit la preuve par l'image daf ci baax ay ca ñu dem waaw combat bi am nañ ci yaakaar parce que mën nañ ne taxaw na à 90% mais dafa am ay tuuti finalité yi ci des rek ci yooyu la ñu nekk nii incha allah mais fii ak suba bu neexee yàlla suba moom di ngeen ci am lu leer mais à 90% incha allah combat bi taxaw na. mën naa jàpp ne mbiru xaalis ko kale. non du mbiru xaalis ay quelques formalités la rek. xaalis moom kenn waxtu ko. waaw non du mbiru xaalis moom ay quelques formalités ko kale rek mais incha allah fii ak suba daal nañ leen ci mën a wax lu leer bu neexee yàlla suba. jàpp ne combat bi taxaw na. waaw bon loolu la gën a jege daal. loolu la mën gën a jege daal vraiment ci taxaw la gën a jege vraiment fu mu toll nii mais nag aussi lamb dafa nekk loo xam dafa doy waaw comme wax nañ benn ñaar chaque fois muy am ay kii dañuy bàyyi ba mu jeex incha allah ñu wax li ñu war a wax yëpp quoi mais am nañ ci yaakaar à 100% incha allah. négociation bi départ métti woon na mais xam nga lu yàlla bëgg a sottal day sotti gis nga bi ñu toogee taf affaire yi féete na boor. waxtaan nañ jubóo nañ ci prix dem nañ jël xaalis gis nga Jules yore na mbuusam quelques réglages moo des rek nga toog waxtaane ko mu jeex mbër bu xasee laal xaalis rek ficelé nañ ko mais tant que laal ko xaalis ficelé ko moo tax depuis loolu ku ma woo man la maa ngi vacances mënu ma cee wax waaw mu des dates yi ak nan lañ koy tënkeek ak face to face yeeg yooyu ak nan la ñuy jaayee combat bi parce que xam nga daanaka jaay na boppam waaw Modou Lo moo représenté drapeau Parcelles Ama moo représenté drapeau Pikine donc bu ñaari ku ci nekk defee lu mu war a def rek rafet nañ jot yàlla moo ci des pour yeggale combat bi. weddi gis bokku ci. waxtaan jib na. bi ñu waxtaanee yi tamit juboo nañu. ba ñu juboo yi tamit xaalis génn na. waaw ndaxte Gilles mbuus moo verte moomu mu yor. ay xaalis bu takk moo ca nekk donc li ci des mooy ay détails yi mooy lan dem parapher contrat bi parce que moment bi ñuy signé Ama nekk fa woon te am na lu nga xam ne ci contrat bi dafay engagé Ama Baldé ci boppam donc loolu moom la ñuy finaliser mais li wér te wóor moo di ni mbir mi côté Ama la amoon tuuti jafe-jafe mais Luc waxtaanoon na ak côté Modou Lo ba juboo ak ñoom ci kàddu Modou Lo démb def na sortie wax ni moom waxtaan na ak Luc Nicolaï ba jubóog moom ba jox ko kàddoom te moom du wax di dellu ginnaaw ñu ne ko ca njalbeen waxoon nga ni doo bëree ak ki nga xam ne moo di Ama Baldé mu ni loolu ba may soog a dégg roi des arènes lañ ma ko laajoon la taxoon ma wax ko yi tamit stratégie la parce que bu ñëpp xamee foo jëm doo fa egg kon mbir mi fi mu nekk nii mën nañu wax ni Luc Nicolaï décanté na situation bu nga xam ne Alaaji Ngañ tolloon nañ ci guddi gu bët setagul ci wàllu làmb ndax bu ñu nee Eumeu Sène amagul combat Balla Gaye amagul combat Modou Lo amagul woon combat Ama Baldé amagul woon combat Bombardier amul combat Tapha Tine amul combat Boy Niang amul combat Lac de Guiers numéro 2 amul combat Sa Thiès amul combat Garga amul combat donc Malick Niang amul combat Tapha Tine amul combat mën ngaa lim ba finalement dañu mujjoon jaaxle ni est-ce que dinañu am benn messi bu ñëw sauver làmb ka daan sauver làmb ka daan jàppale làmb ka daan fay mbër yi ñu naan lu muy fay mbër yi xanaa boppam nekku fi kooku tey moom moo dellu si décanté situation bi ñu koy gàcc ngalaamal di wax ni ku jara jàppale la Luc Nicolaï parce que fi làmb tolloon ñun ñëpp jaaxle woon nañu Alaaji Ngañ yaakaar naa ne war nañu mën a xaw a dellu ci Modou Lo tuuti ci li mu jot a def
dellu si waat xool Ama li mu jot a def. dëgg la xam nga Modou yaa ngi koy wax Modou dafa dégg roi des arènes. nan la ko déggee loolu je pense que amatul sax laam-laamee. digganteem ak Eumeu Sène mi yoroon titre roi des arènes bi ci la lépp leer xam naa ci loolu la ñu war a dellu Alaaji Ngagne wala. waaw moom la ñu war a xool léegi bu dee élément Modou Lo am nañ ko dañ koy xoolaat dellu si xoolaat Ama Baldé ci combat bi mu mujj a def. nga ñoom ñëpp ña ngi ci pegg bi farandoo di ñëw àndandoo di ñëw mbokk di ñëw ndey di ñëw baay di ñëw ñoom ñaar ñoo signé woon contrat Malick mi ngi wax ak ñoom di leen wax li règlement bi nangu dimanche 28 juillet 2019 au stade Léopold Sédar Senghor le combat royal Eumeu Sène Modou Lo ñoom ñaar ñu ngi ci digg géew bi kenn dorogul kenn déclenché gul Eumeu Sène a ngi nat jàppante baaraam li teg ku ne di xool sa morom ci biiri bët Eumeu Sène a ngi accéléré Eumeu Sène a ngi accéléré Eumeu Sène Modou Lo Eumeu door na Modou jaxaloon ak moom Modou door na ko mu daanu Modou Lo door na Eumeu Sène 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 mu defeenu jërëjëf defe naa ne loolu bu yàggul la Modou Lo nag génnagul Pikine dafa dugg Pikine def li mu def ne day toogaat Pikine nit daana xeex ñu ne ko demal ñibbi balaa ay mbokkam di ñëw mu ne leen dama fiy xaar ay mbokkam ma ngi fay xaaraat mbokki Eumeu Sène muy Ama Baldé kan mooy Ama Baldé. Ama Baldé mooy doomi Falaye Baldé Ama Baldé mooy xale bi nga xam ne ba muy door dañ ñu ko woon sëll wi. sëll waaw. sëll bu ndaw dem ba màgg bëre fi ay combat yu nga xam ne yaakaar naa ni tournoi TNT bi rek war na wane firnde ci kan mooy Ama Baldé. Ama bu tuusee nga kontaan Ama su bëree nga kontaan Ama am na fit am na jom am na fulla am na fayda mais Ama am na gannaaw ndaxte li topp ci ginnaawam moom moo yaatu te Pikine am lu leen naqari lool ci tàkkusaan ji ñu ne ay la yéwén kan mooy furli Eumeu Sène kan mooy faj naqaru waa Pikine Pikine yépp gestu ni ko Ama yow lañ ci yaakaar boobaak léegi mu sëkkatal lool Modou Lo ni sama combat ak Modou Lo ñor na askan bi ak axlu làmb xam ni combat bi c'est dicté par la marche de l'arène xam ni combat bi mënta ñàkk ndaxte ki nga xam ne mooy doomi Falaye ji màgg na te bëgg na tase ak Modou Lo. ma wan la ban combat moo motivé combat bi. indil ma ko. ayca Papa Sow gis nga ko noonu moom ak ki nga xam ne moo di Ama Baldé. moo motivé combat bi moo motivé combat bi. combat bii moo motivé combat bi ndax Ama Baldé dañ ko ne Papa Sow ak Modou Lo ñooy préparé combat bi. mu ne moom di ko préparé moom laa gën a soxla. combat bii moo motivé combat bi moo motivé combat bi parce que ñëpp xam nañu diggante Modou Lo ak Papa Sow. donte ñoom ñaar ca ay jamono bëri woon nañu. waaw mais bokk seen Parcelles Assainies ak proximité bi dem ba ak seeni supporters ni ñu lëkkaloo dem ba ñoom ñaar ñu nekk benn. Modou Papa Sow di waajal combat. mu jàppale ko ci côté yépp nag. lëng ko yóbbu mu bëre ak Ama daan ko daal koy faxas ba mu ko daanee nag la ne yow mi ko doon préparé yow mi ko doon waajal yow moomu laa soxla. ñoom ñaar fan lañu toppante. ñi ngi toppante. ca Mbapat ndax xam nga ni Alaaji Ngañ ñoom ñaar dañu daje ci Mbapat. coow li bari lool. kan moo daanoon. nit ñi di werante naan Ama daanoon. ñii naan Modou Lo moo daanoon. waaye am na ñu nga xam ne amoon nañu archive bi denc ko ba ñu ko génnee ñu gis ni Modou Lo moo daanoon Ama Baldé ci Mbapat. waaye boobaak léegi beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. boobaak léegi lu ne xew na ci làmb Modou Lo dégg fi roi des arènes. Ama Baldé topp ci ginnaaw ay magam. bëreeg ay moroomam daan ay magam ba daan fi ku tol ni Tapha Tine soga nag daan Papa Sow moomu nga xam ne moom daanaka moo sës rëkk ci Modou Lo. gis nga lambo arène. lambo arène mbapata koy jur togg. moo koy togg. la ilaha illallah. lambo arène kii lambo arène la mbapata koy togg. mbapat loolu
la mu toggoon mi ngi doog a ñor kon Luc Nicolaï indi na loo xam ne gàcce ngaalaam. mais Alaaji Gaye gis nga combat bi waaw maanaam jarul sax def coow lu bari. jaay na boppam. jaay na boppam parce que le lutteur le plus populaire de sa génération les plus populaires. wala les lutteurs les plus populaires. waaw ñoom ñooy daje parce que ñooy dama commencé ci le lutteur le plus waaw, populaire. waaw. ndax Modou yaakaar naa ni bu dee popularité rek. bayre bi sax dafa jaaxal ñu bari. ndax Modou li ko topp ci ay supporters ak ay fans kenn xamul nu mu toll ndax am na génération xereñ am na xereñ famille am na ñu nga xamante ni nii tey saa yu Modou loo jógee ñu jóg parce que Modou fu muy bëree mooy ëpp public foofu. waaye waa Pikine ak li ko wër bu Ama Baldé di bëre ba ñu mobiliser wu c'est le combat le plus populaire de l'arène moom la ñu nar a tëgg ni mu nekk nag combat jànq parce que combat la bu nga xam ne ci arène mësta am. mais Alaaji Ngañ combat bii dina metti lool ba foo ko natt dina ko weesu. yaakaar naa ne dina bootu ci combat yi nga xam ne amoon nañ ko sunu xel te nit ñi seetaanoon ko dama bëgg ñu dellu tuuti ginnaaw indi ay rétro ci ay combat xool ko nag dellu si wax ci situation lamb ji. bi ci njëkk dañuy daal di xool Alaaji Ngañ diggante Reug-Reug ak Gris 2. yaakaar naa ni combat la bu nga xam ne dafa des ci xel yi boobaak léegi Reug-Reug am progrès bu mu def. waa Fass itam am yaakaar ju rëy ju ñu amoon ci Gris 2 mu nekkoon ci dynamique de victoire bu extraordinaire Reug-Reug ni jox leen ma ko ma defal ko bagage. keroog yaakaar naa ni combat bi ñu bari ñi ngi koy fàttaliku waaye retour nañu delluwaat gannaaw xool Reug-Reug ak ki nga xam ni moo di Gris 2. Reug-Reug Gris 2 El Hadji Malick Thiandoum. Samedi 15 juin 2019 arène nationale Reug-Reug ak Gris 2 Reug-Reug jiital tànku càmmoñ Gris 2 jiital tànku càmmoñ Gris 2 gi direeku jëm ci Reug-Reug Reug-Reug mi ngi def déplacement Gris 2 sànni na droite Reug-Reug daw na door ko daje daw nañu xeex daje. daw nañu roofoo nañu ñoom ñaar. Gris 2 dugal na loxoom ci ngemb Reug-Reug jàpp na ngemb daje nañu ca kaw attention. ña nga roofoo ñoom ñaar roofoo nañu ña nga ca biir ña nga ca lang ka ñoom ñaar di déglunte ñoom ñaar. bu feesee moo gën a diis te ñaari loxoom jàpp na gis nga ko ku ne sa ñaari loxo jàpp na ci sa ngemb morom donc ku ne am nga ñaari loxo. voilà booy xool saa yi ñu defee corps à corps da koy serré rek suy déclenché attention daan na ko. la ilaha illallah Reug-Reug daan na ko da ko jongle weñ ko mu jaaxaan ko jël bu rëy bërekat la naanaan la Alaaji Ngañ Reug-Reug daan na Gris 2 technicien la da ko jongle moytul ma Reug-Reug daan ko jël moytul ma Reug-Reug kenn gisul ci moom c'est un lutteur extraordinaire. mbokk yi defe naa seetaan ngeen Reug-Reug ci combat bi mu mujjee def ak Gris 2 El Hadji Malick yaakaar naa ne beneen champion encore génnaat na ci diggante ñaari at yi ñu génn. ndax dafa darale lutte traditionnelle bi ak lutte avec frappe Reug-Reug tey ci tànku nag dugg ci cour des grands. dugg na cour des grands ndaxte boo daanee Elton. ñu ne déet na waay ñu jox la ku nga xam ni ñëpp dañ ni woon fan la ko mbër di jaar muy Gris 2 nga daan ko ak façon bi nga ko daane yaakaar naa ni tey ci wàllu palmarès kenn gënu ko rafet palmarès. mais wax nga ko dafa dërale. ndax dafa dugg ci lutte traditionnelle li mu ci raatale ci drapeau jël ko ci ay mise kenn xamul nu mu toll mais boo xoolee Reug-Reug rek yaramam dafa màndi bëre moo tax lu bëre lëj-lëj da koy lijjanti li tax nga mu mën a lijjanti bëre bu lëjee mooy li mu mbapat moo bari te li mu dajeel ak adversaire yu nga xamante ni kenn ku ci nekk style ba ngay indi loolu bari na ba tax na lu bëree mun ci demee Reug-Reug mun na ko lijjanti donc cour des grands moom dugg na ci xanaa kay ñu koy moytu ndax Reug-Reug fi mu toll nii moom ban bunt lay njëkk a fëgg. waaw loolooy coow li mooy coow li. loolooy coow li am na ñu wax Reug-Reug Bombardier mu ni nañ ma jox bëgg na Bombardier yi tamit bañ ko waxee daf ni man amatuma lu may prouver ci làmb samay mag dañ maa joxoon chance ba ma egg fi ma egg ba dégg roi des arènes déggaat roi des arènes kon tey bu xale yi defee seeni preuve ma won leen gannaaw du ma gor mais Bombardier dafa am lu ma jàng ci moom. du ma bëreeg diw mosuma ko dégg mu wax ko. mukk du ko wax mukk
doo bëri diw. te nag léegi la waalo gën a ay. waaw léegi la waalo gën a ay parce que boo xoolee Bombardier pratiquement mi ngi ci njeexitalu carrière am. mais 2 ans yi ko dese. buggul mukk jeexale ko ci jeexalin bu nga xam ne dañ naan Bombardier ba mu ñàkkee digganteem ak Eumeu Sène mais mu ne man du ma toog rek ci benn cercle bu nga xam ne dañ naan Bombardier ak VIP sangam wala VIP sangam. xale yi nañu ñëw ma jox leen seen chance. kon defe naa ne Reug-Reug Bombardier gaa yaa ngi koy wax mais dama ne Reug-Reug Bombardier guy gi su nelawee ba Reug-Reug dem jëli Bombardier da koy laf. waaw te guy gi Reug-Reug combat la. waaye combat dàqu ko. combat dàqu ko. combat dàqu ko. wallaay combat dàqu ko Reug-Reug ak Tapha Tine. mais combat dàqu ko Alaaji Ngañ. en tout cas Reug-Reug moom ñoom bu ñu bàyyee ba Reug-Reug wuti Bombardier da leen di raw na. dina leen laf. parce que même bu daanee moom kenn waxatu ko. waaye même buñ ko daanee it day nekk ca place. du dare fa mu nekkoon lay nekk. mu nekk fa kon yaakaar naa ne ci fàttaliku ba léegi am na xale boo xam ne ren tamit ci la dugg cour des grands moom it daje xale bi nga xam ne xale waalo bi nga xam ne daan ko dafa të muy Lac de Guiers numéro 2 dañuy dellu diggante Boy Niang ak Lac de Guiers numéro 2. Samedi 13 juillet 2019. Drapeau Alioune Sall, Lac de Guiers numéro 2, Waalo, Boy Niang 2, école de lutte Boy Niang. Lac de Guiers da ngay arrière day génn saaku yi Lac de Guiers génn na saaku yi bu ñëwee am na butéel bu muy sottee ko ay te c'est reparti. Boy Niang 2 mi ngi jiital tànku ndeyjoor, Lac de Guiers jiital tànku càmmoñ. ñu ngi lewtoo Boy Niang 2 Lac de Guiers numéro 2 drapeau Alioune Sall waaw da koo sayi daw na song jàppante nañu tey Lac de Guiers moo song daw jàpp ngemb daw daje Lac de Guiers 2 Lac de Guiers 2 ma ngi koy jéem a kal Boy Niang sànni na ko Lac de Guiers del suwaat na da nga ca boobu saaku ya Lac de Guiers kalaat na ko Boy Niang Lac de Guiers seddoo nañu géejjëli seddoo nañu ko dañu koo seddoo lu xaw am na lu xaw tax na suuf lan moo xew voilà lii la ñuy wax jëlli mbër. jël bi mooy jëlli mbër. du la xajamal waaye it du la leeral. waaye jëlli mbër la. jëlli mbër la Boy Niang daanu lii mooy jëlli mbër yàqul yooni mbër. waaw néewoo gànjag. déedéet. sa digg ginnaaw laalu suuf yàqul yooni mbër. moo tax fi mu dëkkmal ci Balla Gaye nee naa leen sañ na koo laaj. sañ na koo laaj ndax Balla Gaye aussi plafonné na moom it. plafonné na il faut mu dellu ginnaaw. lépp lu mu bëri te du Boy Niang revanche la. te Balla Gaye nee na man. pare naa bu yàgg. wax na dëgg. waaw nee na pour Boy Niang non pare naa nee na ku dul Boy Niang yi tamit man pare naa. te moom ma joxos ma faxas. te moom it xam nga bu nee pare na pare na. bu nee pare na Balla Gaye benn kàddu la am ci làmb. waaye ca pàccoli gi tamit. am na lu nga xam ne bëgg na ko rek la. am na fu nga xam ne bëgg na fa egg te tey bëre ak Balla Gaye loolu am na lu bari lu muy def ci moom parce que Balla Gaye bëreem yépp événement. xam nga lu ko ci yóbbu. parce que diggante Ama Baldé ak Modou Lo bu foire woon mooy ñëw. waaye léegi buntu boobu fàtt nañ ko kon directement. waaw moog Balla Gaye mënul ñàkk combat jànq la. waaw mënul ñàkk waaw te yaakaar naa ne làmb day toll foo xam ne nag revanche du ko suuxat. ay combat yu bees a koy suuxat. Lac de Guiers kuñ koy jox nag. Lac de Guiers ak Tapha Tine revanche la. cëm alaaji ngay xaayaan ku dégg seen. mais revanche la ñoom ñaar dañu bëri woon 2006 2007 yaa ko ca Karaf ba. maa ko reporté woon. mais dañu war ñoom ñaar Tapha Tine yoonu làmbam tey c'est Lac de Guiers numéro 2. Lac de Guiers 2 yoonu làmbam c'est Tapha Tine. kon nag promoteur à vos jeux yaakaar naa ni léegi nag ginnaaw bi ñu defee retro ba pare dañuy soobu ci saison bi alaaji ngay. waaw saison bi di encourager promoteurs yi. Gibson production mu njëkk ubbi saison am na yeneen combat nag yu fi jàll mais yi ñu jot am mooy Gibson production ak Thiam production dañuy dellu nag dem stadium Iba Mar Diop xool journée yooyu dellu si waat.
Fass ak Boy Bawol numéro 2 léegi Caatu Fass moo féete ndeyjoor Boy Bawol moo féete càmmoñ ñu ngi xeex jël na ko Caatu Fass jël na ko laa ilaha illallah Caatu Fass daan na Boy Bawol numéro 2. Cheikh Kayma mën naa bëree ndeysaan Mbaye Feugeula dugal na ko ci pièce boo xamante ni ñëpp yaakaar nañu du ci gën manqué na déséquilibre ndax day daanu waaw waaw elle n'est pas déméritée. amul fere Alizé combat bi metti na combat yi fi jaar ñetti combat yëpp a metteegul na ndeysaan door na ko mu ko topp waaye gëmul li muy def moom door na ko mu daan la ilaha illallah daan na ko ndeysaan troisième combat de la soirée. ñu la ci sa adversaire bi nga war a bëre muy Fils de Balla. waaw Fils de Balla sama adversaire la comme adversaire yëpp dama koy waaj comme ni ma daan waajee yeneen adversaire yëpp di ñaan suñu borom suturaal moom am ndam ci kawam waaw. loolu dina yomb est-ce que. adversaire bu metti nga am. waaw man ragaluma loolu bëgguma lu yomb wóoruma lu yomb bëgguma lu yomb. waaw mais sant yow siyaar nañu la. waaw maa ngi ziar bu baax a baax a baax. dina nga tuus ba pare toog nii di relax yi. waaw mais noo nga demee instant bi dama añ ba suur xam nga ñëw baaxu. nii sa waay dafa mel ni pare nga de. non yàgg na ñun bañ pagee yàgg na li nga xam biñ pagee yàgg na. bi dana gay ne mer la fanaanoo parce que dafa jóge ci défaite. waaw moom dafa jóge ci défaite man c'est victoire laa toog te nii laa bëgg a continuer bëgg a waatee saget. gaa la déranger day waaj a dem de gis nga ko nu ma la waxoon day waaj a dem waaw gaa la déranger daw na jël ko ndeysaan Moussa Fall moo nekk ci caméra bi doof na ko ci xabal la ilaha illallah gaa la déranger daan na ko. am nañ ci yëg-yëg boo xam ne biñ ñu ko tuddeeg léegi kontaanoon nañ ci am ci yëg-yëg waaye biñ fi ñëwee lañ fi gën a am yëg-yëg. première édition wala. waa lii mooy première édition bu ñu ko tuddee di rafetlu bu baax seen teewaay yéen ñi di leen sant di leen gërëm di sant sama waaju baax ji di Mbaye Babacar. loolu kay fa la lamb commencé fa la lamb jeexe boo nee Malick Thiandoum kooku c'est un reporter international multiface la sax parce que foo ko indi mu ñëw. li Ipo wax nag ne Ngagne Ndiaye lamb mooy lamb bàyyam arbitre la woon ci biir lamb ji mu xam mbër yi xam liy suxat lamb xam liy defar lamb xam liy jëme lamb ca kanam. réparé signor Tidiane Faye fàq na ko war na ko doon la ilaha illallah la ilaha illallah Boy Diouf bu Wiras ñaari mbër ñu ngi jàppante war na ko la ilaha illallah la ilaha illallah Diouf bu benn baraak Sa Thiès bu ngangu nay ñu ngi jàppante ñoom ñaar ndeysaan fàq na ko joo li ngay bëre wóorul bu waa ji rentré doo ci génn de joo li ngay bëre wóorul Sa Thiès jàpp na takk na ko joo est-ce que di nga ci génn joo roof na ko caxbat la ilaha illallah Sa Thiès daan na joo waaw lamb ji tey te sama teewaay samay booy laa indi ku mel ni Dio ak Bulldozer waaw di leen ñaanal seen carrière yàlla dimbali leen jàppale leen bu baax a baax. waaw mais Dio dafa mel ni moom moo ko waaj nu mu fa demee noonu. waaw Dio dafa ñàkk dafa dem ci côté saako yi glissé mais yàlla baax na sant yàlla rek xale la day liggéeyaat rek waaw. bu dibéer
juróom-ñetti fan ci weeru tubaab di fukkeelu weer ak ñaar ci weeru tubaab ñaari mbëri jàppante nañu Brise de Mer moo féete càmmoñ moo féete ndeyjoor boog ngeen baal ñu Bulldozer moo féete càmmoñ door na ko éprikil génnaat topp na ko moom Bulldozer yéen a ngi ci ITV bokki téléspectateurs yi ñu seetaan ci arène sénégalaise émission bu mag boobu jël na ko la ilaha illallah Bulldozer daan na ko waaw xanaa wax rek ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla ci moom la ñu jóge ci moom la ñu delluwaat mu doon doomu aadama bu rafet xol doomu aadama bu baax nit nag moo lëndëm à très bas âge fekk xamante nañu du sekk di jógee Grand Dakar di ma fekk Fass boobu jamonoy kasak moo am du sekk nag neex baat benn façon boo xam ne mën a kasak doom ju mu jur tey Rasulullah la tudd taawam sëñ Touba la ko tudd am na ñetti doom yu góor yëpp Mohamed la te wax dëgg yàlla biñ nekkee jeune moom moo ñu tane woon ci wërsëg bu mësaan am dara day jaar marché dugg ñëw togg ñu bokk ko ñun ñëpp Doudou Seck dafa doonoon la nga xam ne turu bu rëy la manqué ci làmb ji danoo waxoon naan làmb daa deeg làmb day jóg waaye Doudou Seck dafa gën a manqué turu ci làmb ji. Doudou maa ngi moom ñoo daan ànd di kasak même néeg bu ñu daan fanaan ñoo ko bokkoon sa Fass ñoo daan ànd di kasagi booba ay xale lañu woon maa ngi moom. Doudou yaay kate di kenn la woon ci ñun moo xamante ne ni mag moo xamante ne ni doomu jàmbur ju mu gis dalay uuf. daawul jaaxle ci len nag. dañ koy ñaanal fa mu jëm gënal ko fa mu jógee. amaana lamba ji ñoo ma miinul mais maam moom miinante nañ. ma rot ci moom lu bari aawa ko kasak aawa ko mbapat. Doudou Seck sama yaay bàjjanam la muy nit ku baax di nitu làmb di nit koo xamante ni na ko ñëpp ñaanal ndax adduna dund moo fi am ak dee yàlla ko yàlla yërëm te yàlla fay ko jëfam. lamb ji ñàkk nañu waykat bu mag Doudou Seck nekk na waykat boo xam ne bii amul benn waykat bu ko mën a remplacer ci lamb ji. di ko jaale Sénégal yëpp waaye di ko jaale ku mel ni Petit Mbaye d'abord ba pare. man mii di wax ak yow nii moo ma kasakal fii Gueule Tapée ba may xaraf man ba may jublu penku. Doudou semaine bi rek ñu ngi dëggante ma ne moom ba may dënk benn doomam bu nga dugg si làmb ji Doudou ñu ñoo bokk papa. xanaa que dañ koy ñaan yàlla na ko yàlla yërëm parce que icône la Doudou yàkkat yi wàlliwu lamb la lamb dootul am ku mel noonu. fu lamb toll rek Doudou Seck wane na fa jo boppam ci yedd mbëri di xelal mbëri.
xale boo xamal ne xale bu baax di nitu nit ñi Sénégal gépp bëgg ko Doudou Seck maa ngi ko xam ca ba mu nekkee xale ca Fass. xol bu rafet la amee xale bu baax la yàlla ko yàlla mën a yërëm te mun a way trop mun a way moog samay rakk ñoo naan sunu kër la yaroo. gannaaw buñ ko ñaanalee yàlla suuf woyof ci kawam te yàlla àtte ko si yërmandeem Doudou Seck nit ku baax la woon effectivement boo ko xamul da nga yaakaar dafa bari histoire. Doudou kat yi ku ko wax nga lam Doudou kat yi Doudou yaay kat yi ku ko wax nga woy c'est le meilleur de tous les temps lamb ñàkk nañu koo xam ne mënatuñ ko am. Pape Ndoye am na benn avertissement arbitre sifflé na Papa ngay dox ci kawam Abdou bu xarañ loo Abdou bu xarañ loo Abdou bu xarañ loo Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye lañ jàkkaar lool Jackson raakkat la Babacar day xeex yaakaar naa ne buñ jàppantee mu jeex ay ndaama lañ ñaari ñu tolloo ci songu bu wóor xam kuy dem na nga dem yóbbu lu leer de mu ngi koy door de door day éliminé daw na foo daw jëm lu xew lu xew billaay boo yaakaar ne du mbër nax nga sa bopp champion la de pire sax daf may xaw a saf Modou Lo fu mu jógee moom Jackson nga ni mu nga jóge Géejawaay mbooloo daw na Pape Ndoye gis nga dina ko door mu daanu gis nga li ma day door mu daanu ndax du ci am door mu daanu door na ko door nañ la ilaha illallah la ilaha Papa Ndoye door na door Papa Ndoye door na door Papa Ndoye door na door jërëjëf loolu mooy combat bi nga xam ne Thiam production amaloon na ko ginnaaw bi ñu demee ci Gibson production balaa may ñëw ci combat bi demoon nañ fi Kër Madiabel. waaw dañuy dem Kër Madiabel dellu si nag dellu ci combat bi nag doog a jeexal émission bi. ku sa ndey liggéey kun la jàkk xam ko liggéeyum ndey njaayum bitig la ku rek la perte sa ndey la ko teg Balla Gaye 2 ñëw ànd ak magam ànd ak ay xaritam fa tabarakallahu kon su ma yëkkatee kaddu gi war naa ko yëkkati aw turam ñoom ñaar kii day magam jiitu ko ci làmb moom mu nekk ci yoon war a dem Baboy mi jox ko chance Balla nekk doomu champion nekk xale bu nga xam ne li mu def ci làmb je pense que tey kenn bu ñu fi nekkoon di ko nettali fi la ñuy fanaan ba mu yuuxoo la pression monte l'adrénaline monte émotif et cardiaque abstenez-vous Balla Gaye 2 le fils de Double Less l'enfant de Madi Farah l'enfant de Guédiawaye face au roi Yékini. ndax Balla da nga koy bëri supporter yaak Baboy ñu yàgg laa bëgg a gis fi mu ne lii ci nekk ci biti toog bëgg laa gis te mënuñ laa gis rek boo fi taxawoon suba fii ba suba ngay photo ak ñoom du jeex. nuyu ñu fi teew ñëpp ndaxte lii moom ak mbégte la tey nga ñëw ci dëkk ñëpp teeru la kilifa gu toll nii ñëw déplacé wu ñëw fekk si la di la nuyu loolu lu rafet la. waaye di gërëm suma rakk ndax nit bu nekkee da nga fekk ci mbooloo toog waxoo ci moom lu baax kon yow nekkoo nitu dëgg. du ma nëbb lépp lu muy def dina ma woo xelal ma laaj ma wax ko lépp lu mu bugg dugg dina ma wax. Cheikh Ndiaye am nga gan waaye am nga seeni reer mañ sa bakkan yoogu. dama kontaan trop ci ñoomin Balla Gaye ak Baboy fi ñëwee ndaxte du lu tuuti ñoom fi ñu toll ci Sénégal ak seen tur fi mu yegg suñu ñëwee ci dëkk bi nga juddoo man Kër Madiabel laa juddoo sama yaay mi ngi fii nii ci moom laa jóge ñëw fii loolu lu rëy la ci ñun.
ginnaaw ba ñu sant yàlla julli seen bi sallallahu alayhi wasallam sant sumay ñaari waajur rawatina suma sëriñ Bassirou Bara yàlla na yàlla yokki leem te taal ci barkeem sama tawaay fii ci Kër Madiabel nag ma ànd ak suma mag suma xarit Balla Beye numéro 2 suma lépp Sène Ndiaye Seck di suma papa di suma xarit ñu tuddee ko làmb mu invité ma fa ma ñëw waral ma bàyyi suma yite yëpp ngir moom ku tuddee bisam la am moo waral ma ñëw fi tey xool lu neex waa Kër Madiabel ndax yàlla dogal na maa ngi fi doog a ñëw yàlla dogal fi ma gis fan si ndeysaan ak am di jàmm yi ñu kontaan loolu rëccu moo fi aussi tamit li ma doon ñëwee. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim Malick maa ngi sant yàlla bu baax ndax wax dëgg yàlla affaire bi biñ ma ko tuddee ba léegi wax dëgg yàlla noppalu ma waaw bi nga xamee ne dégg nga ma waxtaan naa ceeg Balla mu jox ma kàddoom te ma invité la yow Malick invité Adja Ndeye Diouf Male alors donc am na ñoo xam ne sax dañu doon wax naan xam naa dañuy wax loolu pour bëgg a làmb ji xumb rek mais du ngeen ñëw kon ñëw bi ngeen ñëw nii man sigil na ma sigil goo xam ne ni ak Baboy muy toog donc ñëw bi ngeen ñëw fii daf ma sigil waaw ndax soo kenn ci yéen bu manqué woon ñëwul rek day faussé mais seen présence fii ci làmb ji sedd na suma xol sedd xol boo xam ne maa yàlla rek ko xam. jërëjëf mbokk yi dem nañ Kër Madiabel loolu nag dafa am solo intérieur du pays autorités yi aussi nañu gën a taxaw ci jàppale xale yi ñu mën day am combat dañ fa bëre Saalum bëre bu am solo la ndax dañuy roofoo ñoom roofoo la ñuy bëre. dañuy jàpp ba pare arbitre bi sifflé léegi nag foofu la ñuy jaayante doole. beneen waaw Cheikh Ndiaye Seck voilà ñu ngi koy remercier di remercier le ministre Serigne Mbaye Thiam aussi ak autorités yi nga xam ne ñoom lañ fa fekk yëpp suñu xarit Abdou Ndiaye ñoom ñëpp kon yaakaar naa ne ñoom it di organiser ci intérieur du pays bi ñu leen di fekki biir dëkk yi di xam ne ci làmb la ñu bokk am na ci solo mais rëg-rëg moom it gis nga mi ngi waat ci MMA bi MMA moom day loo xam ne waaye nag MMA bi lenn la am MMA bi man dafa am lu ma ci xaw a ragal am na lu ma ci ragal ndax xeex la de te Sénégal dañu araamal xeex mënuñu ko supporter bon mais nag quand même sport la je pense que sport de combat la boo xam ne ñun ñi koy seetaan ci chaîne yi je pense que xam nañu ko waaw moom xeex la mbëkk rek moo ci dul am mbëkk moo ci dul am mais voilà 5 waaw man damay naan daal xëy na ñun ak nit ñu xonq yi peut-être mën nañ koy def waaye ñun suñu biir moom du rafet waaw du rafet a xool parce que xam nga dafa am image yoo xam ne day day toppaate baaxul te ëllëg mën na refléter parce que sunu làmb ji nii la meloon amoon na cabax amoon na waaw matta yëpp amoon na kuntaabaak yëpp mais nag bu jël la amee da ngay arrêté mais ñi nag bu jël la amee da nga cay topp tant que waa ji neewul mënatuma doo ko bu tëggee ñu toog ko tas bon am na solo nag ci ñu découvrir yeneen sport de combat mais en tout cas daal ñi ngi xaaraat parce que defe naa gars yi ñu ngi préparé benn Europe aussi dégg naa ko sànq ak Khalifa Diakhaté kon moo ko Sofiane nag xam naa ne daañu ko dàmp de Sofiane moom fu mu déggati rëg balaa muy eggaat ca jëneen rëg jëm mu fàtti noppam mais nag rëg état de forme bi mu nekke macha allah attention man xam naa mbër mu nekk ci état vraiment liggéey na
nañ ko bàyyi xel de toute façon. waaw xaw ma fu mu newoon waaye liggéey waaw liggéey na lundi prochain dina ñëw ci waaw plateau liggéey bi na Tapha Tine aussi promettre na ni lundi prochain dina ñëw. waaw kon yaakaar naa ni dinañu xaar ba mu ñëw ñu gën a yaatal. ñu doog a xool situation làmb ji. voilà lay production. moom dina tëgg mercredi. mooy àllarba bi. stadium Iba Mar Diop la yaakaar naa muy le 18. diggante Tafa Gueye numéro 2 ak Abdou Niassa. combat spécial ba diggante Toumani ak Boynar Fall lay doon. teg na ci yeneen fukki combat xam naa ni tolluwaayu làmb émission bi di ñëw. dinañ ci gën a yaatal Alaaji Ngagne ndax li ñu cërale woon. ci bon ci lu traditionnel aussi njàkk si mu ngi ñuy jox rendez-vous le 29. 10 millions. 10 millions loolu ci arène nationale. arène nationale waaw loolu defe naa ne daañu ci ñëw. bu leen fàttali aussi Pape Abdou Fall diggante Siteu ak Papa Sow. loolu it dinañ ci waxtaan lu yaatu. combat bu mag la te booy xoolal Siteu Ama Baldé la doon laaj. Siteu booy xool Ama Baldé la doon laaj. Ama Baldé ne ko xooluma la Modou Lo laay yóotu léegi Papa Sow ñëw jël ko. gis nga combat yooyu kon defe naa ne làmb ji fi mu toll amoon nañ ci tuuti tiitaange waaye tey Luc Nicolaï am na lu mu indiwaat ci espoiru làmb pour delloowaat làmb place am. yaakaar dekkiwaat na incha allah ñun dinañ leen gunge man ak Alaaji Ngagne lu xew rek fii ak feneen dinañ ko indi incha allah. ma ne Alaaji Ngagne suñu débat yaa ngi. débat yaa ngi de. nii rek kon nag jaa ngeen jëf.